il faut que ñu lekk pour dund mais aussi il faut que ñu lekk bu sell pour que suñu yaram mën a fonctionner dox normalement et puis aussi ñu am forme am kattan mën a productif c'est-à-dire mën a liggéey mën a def li ñu war a def yépp ci suñu askan et puis aussi nga xam ne ni ñam bu sell lekk bu sell dafay indi également daf ñuy aar ci feebar yu bari feebar yoo xamante ne feebar yoo xam ne mën nañ ko am léegi la comme feebar yi ñuy wax maladie chronique te tey jii ñu ngi waxtaanee wàllu cancer nga xam ne maladie chronique la aussi loolu yëpp lépp ci ñam lay jaar foofu lay commencer. D'accord donc bu ñuy wax ñam rek dañuy noter ay famille d'aliments yu bari. baax na aussi ñu dellu si ci famille d'aliments yi nga xam ne moom la ñu war a am ci suñu assiette à l'heure du manger. waaw dañu ne nit ki dafa war a lekk une alimentation équilibrée. noonu lañ koy waxee ci nasaraan loolu li muy tekki mooy dafa am ay ñam yoo xam ne il faut que ñu lekk ko parce que suñ ko lekkul duñ ferñeent yi ci nekk nga xam ne suñu yaram daf ko soxla duñ ci jot dafa am juróom benni famille wala groupe ñam yoo xam ne il faut que ñu lekk ko te loolu buñ ko rassemblé xam niñ koy boolee ak nuñ koy ban ci ay quantité dañ koy lekk mooy équilibre alors juróom benn yooyu benn bi mooy fruits ak légumes yooyu yëpp xam nañu lan la ñaareel bi mooy li ñuy wax féculent mooy wàllu ay ceeb ay dugub ay lépp yi pepp pomme de terre lentilles yooyu yëpp féculent la suukar la ñetteel bi mooy li ñuy wax matière grasse ajoutée mooy ay diwlin wala ay beurre lépp li nga xamante ne dañ koy dolli ci suñu ñam pour togg wala leneen beneen bi ñeenteel bi mooy produits laitiers mooy lépp yu aajo ci ñamu soow meew soow yaourt et juróomeel bi di yàpp les viandes muy yàpp ginaar jën nen et bi mujj mooy ndox donc juróom benn famille yooyu wala groupe yooyu mooy ñam yi nga xamante ne buñ koy lekk daf ñuy indil ferñeent bu ci nekk am na ci ay ferñeent yoo xam ne danga koy indil suñu yaram pour que suñu yaram mën a fonctionner normalement léegi nag ci équilibre boobu nit ki dafa war a xam ñaata yoon la war a lekk ñam yooyu ci bés bi dafa war a xam aussi yan portion la ci war a lekk warul ëpp warul néew torop et puis bu ñu fàttee ni ci équilibre boobu ak sellal boobu yëpp nit ki quand même buy lekk daf ci war a am bànneex maanaam ñu koy wax le plaisir de manger loolu yëpp mooy équilibre alimentaire après bu loolu weesoo am na ñam yu bari yoo xamante ne suñu yaram soxlawu ko te su ëppee ci suñu ñam ci suñu lekk mën nañu indil ay gàllankoor. Tout à fait donc équilibre alimentaire bi comme nu nga ko waxee c'est tellement important nit ñi respecter 6 familles d'aliments principaux repas ci rendez-vous alimentaire yooyu. ñu xëy ndekki après ñu añ après ñu reer bi war na am juróom fonk benn bi mooy lu mel ni ndox rek maanaam wala nga naan ataaya wala nga naan te loolu nañ jàpp en général benn bekk suukar ñaari bekk suukar beneen bi mu ñaareel bi pepp si ñu ndekki dinañ lekk mburu am na yoo xam ne dañuy jël laax wala ñu jël fondé lépp loo xamante ne daal pepp la céréales féculents dafa war dem ci ndekki bi souvent donc mburu lay doon mburu mi li ñu gën a conseillé nga boole ko mburu mooy lépp li nga xam ne dafa am protéine maanaam ku xëy jël sa sauce bi desoon ci reer bi amoon ginaar wala yàpp wala foie def ci baax na boo amee fromage def ci baax na soo amee thon def ci baax na mais lii am solo mooy mu bañ a bari graisse ci ñuy def ci mburu mi ensuite bu fekkee nit ki dafay nekkee meew wala muy naan yaourt wala leneen wala sow loolu tam baax na mais dañu war a wàññi niw bi ci loolu donc li ñuy dégg lait demi écrémé moo gën que meewu pëndëx yi nga xamante ne dafa bari graisse et li mujj ci ndekki bi mooy fruit nit ki war na lekk xeetu fruit bu ko neex war na ko boole ci ndekkeem te ku boole nag juróom yooyu yëpp ndekki bi dafay am njëriñ bu muy am ci suñu doxin suñu forme ci suba si moo ñuy permettre bi ñu toogee guddi gi yëpp añ lekkuñu bu ñu xëyee lekk loolu ma décrire noonu mooy tax ñu mën a am kàttan
mën a fonctionner. tout à fait et balaa ñuy jàll ci añ bi ak reer bi. ñu bëri aussi à la place du fruit dañuy naan jus. est-ce que jël fruit bi gënul pressé orange bi par exemple naan ko. alors jël fruit bi moo gën fuuf parce que boo pressé orange bi naan ko yaa ngi sànni li ñuy wax les fibres mooy ñam boobu nekk ci orange bi mooy gàncax bi. gàncax boobu du am solo la parce que dafay indi mooy tax ñu am meilleur transit maanaam dañ mën a digérer bu baax. et puis aussi gàncax boobu am na feebar yu bari yu muy prévenir wala réguler ci ñun par exemple ku am diabète gàncax bi day réguler le taux de sucre. gàncax bi day réguler taux cholestérol dafay réguler hypertension artérielle. donc lu am solo la kenn du jël remplacer jus. fruit bi par jus. da ngay lekk fruit bi ak ñam bi nekk ci biir. moo gën d'accord ñu jàll si añ bi ak reer bi aussi naka la ñu war a retrouver les 6 familles d'aliments. alors ci añ bi ak reer bi am na ñeenti famille yu ci war a dem. benn bi mooy légume dafa war a nekk ci añ kuy añ ak muy doon añ teg ci wala beneen façon war nañ ci def légume. ñaareel bi war na am li ñuy wax féculent donc sénégalais ñetteel bi mooy ndawal. reer bi nekk enfin war na am ci añ bi fruit moom wax tuuti ci nu ñuy organiser li gën mooy li ñuy lekk ci légumes ci suñu par exemple bu jëlee toujours exemple ci bu jën lay jël parce que bari ci mooy carotte ak chou ak jaxatoog naajo dafa tolloog li ñuy lekk ci jën bi d'accord ay portions li gënoon sax mooy légumes yi ëpp nañu dox na ni bu tolloowee déjà c'est bien organisation donc ku jël sa cere mu nekk cere baasi wala leneen li ngay lekk ci légume nañ prévoir légume boobu dafa war a tolloog ñuy lekk ci cere bi wala ku togg sa ragu c'est la même chose nga jël sa yàpp pomme de terre wala nañ ci boole haricot vert wala petit pois te yooyu yëpp tolloo tout à fait donc c'est important de manger équilibré mooy tax lekk bi en tout cas am njëriñ ci suñu organisme maintenant par rapport à beaucoup de maladies notamment cancer du sein bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee dañ ci incriminer bu baax alimentation docteur. waaw alors cancer du sein dañu gis ni te ci cancer du sein mooy cancer yi nga xamante ne déjà mooy bi gën a presque bi gën a bari ñaareel defe naa cancer bi gën a bari premier cancer au Sénégal deuxième dans le monde donc bi affecté surtout jigéen ñi bien sûr et ñu gis ni am na facteur de risque yu bari c'est-à-dire yoo xam ne boo ko defee yow sa risque am cancer boobu dafay yokku alors ci wàllu lekk li ñu gis mooy ne koo xamante ne li muy lekk ci viande rouge dafa bari donc muy lekk yàpp nag yàpp xar beneen viande rouge booba dafa bari koo xam ne li ngay lekk ci charcuterie dafa bari donc jambon yaak saucisson yaak yooyu ñi nga xamante ne seen lekk sucre dafa bari sucre ajouté maanaam sucre yi nekk ci jus yaak yi ñuy def ci café yaak yi ñuy def ci meew ya et cetera sucre daal bi ñuy def ajouté dafa bari ki nga xamante ne aussi li nga xamante ne dafay jël ci alcool ñi nga xam ne dañuy naan sangara ñooñu aussi ñooñu ñëpp seen risque cancer dafay yokku seen risque cancer du sein dafay yokku te lii nga xamante ne daf ci li nga xam ne c'est un facteur qui est lié mooy obésité koo xam ne dafa dem yaramam dafa ëpp maanaam yaramam dafa bari graisse am na ñu koy wax surpoids ñu wax obésité dafay yokk risque cancer te bien sûr koo xam ne lekkam sellul te lekkam dafa ëpp kooku risque cancer am dafay yokk voilà donc ni sànq bi may waxu équilibre alimentaire waroon nañu wax aussi ni ci lekk boobu bu ñu composé suñu ñam bu baax war nañu xalaat aussi ñaar ban portion lañ ci war a lekk waaw parce que lekk lu ëpp les excès aussi c'est dangereux exactement parce que mën nga composer sa repas bu baax mais liñ ci lekk dafa ëpp torop te nañu jàpp rek ne nit ki normalement bu lekkee warul lekk ba biiram fees dell dafa war a lekk ba xam ne ni fi mu ne suur na ba des na sax benn poche vide boo xam ne ci estomac am loolu mooy suur mais suur du lekk ba nga xamante ne mënatoo noyyi loolu la di waraaf baaxul mais lekk nànk ba yëg ni rek fi mu nekk nii suur naa ñu arrêté loolu la ñu tegtal d'accord donc obésité incriminé nañ ko aussi ci cancer du sein obésité mooy nit ki nga xam ne lekk bu jaar yoon donc mu ngi ci ay excès donc par rapport ak obésité boobu naka la nit ki di def pour éviter ko exposé wu à beaucoup de pathologies alors obésité bi
xam ndax fu ñu toll. Indice de masse corporelle. IMC xam ne calcul au carré par exemple bu fekkee ne yaa ngi am 70 kilos mesure divisé par 60 au carré. Après loolu mu jox la benn chiffre benn indice. Inférieur à 25. Donc boo xamante ne yow yaa ngi indice boobu yaa ngi ci poids bu normal. Surpoids. Après surpoids boobu bu demee nag ba sa yow IMC ba egg 30 yaa ngi ci obésité maanaam vraiment sa graisse dem na ba jéggi dayoo. surpoids bi boo ko jéemut a régler rek. voilà mën na la yóbbu ci obésité. alors surpoids boobu li koy wàññi mooy li wàññi yaram mooy lekk équilibré boo xam ne ci repas yi ni ñu waxee ni ñu koy organiser noonu lañ koy organiser mais aussi moytu lépp li nga xam ne bari na suukar bari na graisse te suñu yaram soxlawu ko. ñu koy wooye des aliments non indispensables maanaam nit ki mën a dund du diir àddinaam te du lekk chocolat. chocolat soxlawuñ ko mais bari na suukar bari na graisse. glace noonu. mais chocolat noir. chocolat noir aussi chocolat noir c'est pareil. chocolat noir xëy na bariwul suukar mais bari na graisse. donc mu nekk chocolat noir chocolat blanc chocolat au lait yooyu yëpp benn la. d'accord sinon ay gâteau ay neem ay lépp li nga xam ne daal bari na graisse bari na suukar. nit ki nga xam ne dafa bëgg wàññeeku ak nit ki nga xam ne dafa bëgg sellal tout simplement. daf ko war a lekk occasionnellement maanaam ñu am anniversaire wala am dem benn xew wala mais warul doon loo xamante ne dañ ko war a lekk régulièrement. tout à fait. benn facteur boo xamante ne du may faral di retrouver la mooy ñun léegi dañuy naan jus bu bari. donc jus yooyu que mu nekk jus naturel wala jus locaux yi wala yeneen jus daal dafa bari doo suukar. te ku bëgg wàññeeku ak ku bëgg sellal wàññi li ngay lekk war na wàññi jus nga xam ne ndox ci famille aliments yi ma doon wax ci la bokk indispensable. ndox moo war a nekk suñu boisson principale ba nga xam ne nit ki dina ci naan benn litre genn wàll ba jàpp 2 litres bés bu nekk jus yi mu nekk lu occasionnel. tout à fait graisse animale aussi ñu incriminer ko bu baax ci facteur de risque yi nga xam ne mën na indi cancer du sein. c'est vrai loolu loo xamante ne cité wu ma ko woon mais li ñuy wax en fait graisse saturée mooy graisse boo xamante ne façon acide gras bu 10 moo ci nekk. ak ay bépp ñam boo xam ne ci animal la jógee yooyu yëpp dafa am graisse saturée mais aussi boo jëlee nen war nga jël beurre diwu ñor waaw parce que beurre ci beurre jógee boo huile de palme wala diwu tiir exception la parce que donc ci li nga xamante ne ñam yi nga xam ne bu baree ci suñu yokk risque graisse saturée nga xam ne dañ ko war a wàññi. d'accord donc képp ku nga xam ne rek mu ngi am une alimentation équilibrée donc mu ngi wàññi risque def cancer. mi ngi wàññi risque def cancer du sein mais am na ay aliments yoo xamante ne dañ ci war a def accent bi maanaam bu ñu jëlee composition repas yi ma joxe ndekki añ reer xam nga ay suñu famille yooyu moo ko composé alors su ma joxee ñam yi nga xamante ne dañu ay ñam loo xam mën nañu wax c'est protecteur contre le cancer du sein ñam yooyu dañ ko war a dugal ci suñu composition repas yooyu. tout à fait. ben donc fruits ak légumes yooyu moom loolu mënuma sama waxu importance boobu mënuma ko wax je peux pas le dire assez. donc fruits ak légumes loolu dafa war a nekk ci repas bu nekk comme ni ñu ko waxee fruits légumes yi ba noppi fruits yi nekk au moins ñetti fruits ci bés bi ba jàpp même ñeenti fruits te fruits yëpp la te li am solo mooy fruits yi lu muy gën di bari gën di wute varié moo gën. d'accord si légume bi laa bëggoon ñëw balaa ñuy ñëwaat ci fruit bi légume bi aussi ay temps nit ki togg boo xam ne est-ce que dina garder ferñeent yi nga xam ne dina indi ay bienfaits en tout cas. légume bi ak ni ñu ko mën ci toggee de toute façon moo gën bañ a lekk légume te dina indi lim ñu war a indi xëy na day wàññeeku parce que dafa am ay ferñeent ay vitamines comme vitamine C yoo xamante ne seen tàngaayu cin bi daf koy wàññi wala mu dindi ko wante nañ bu ñu fàtte ne am na yeneen vitamines yu bari yu ci nekk yoo xamante ne du dañ et puis surtout gàncax yooyu ñu ciy ut aussi du dañ fibre alimentaire yi du dañ yi nga xam ne moo nekk ci légume mais nañ jàpp ni normalement légume daal ku ko baxal 15 minutes war na
na ko mën a seppi deg ko fële booy baaral nga baaral mais nga teg légumes yi fële pour ñu mu am texture am cafka aussi xëy na aussi sax cuisson bi nga xam ne moo gën a baax mooy à la vapeur ñu tey légumes yi bu boobaa foofu effectivement dafay garder ferñeentam yu bëree bëri. tout à fait ñu ñëw ci fruits yi aussi ñu ci bëri bu ñuy lekk fruit docteur dañuy xolli pomme bi xolli poire est-ce que xolli boobu gën na ci fruits yi. alors amu ci vraiment ay lu mu ciy wàññi lu bari surtout que d'ailleurs man am na loo xam ne la suuf damay naan sama patient yi bu fekkee ni origine fruit bi bu leeru la wala nga xam ne xëy na pesticides yi ci liñ ko bayee leerul xëy na sax il vaut mieux xolli légumes yi ak fruits yi. mais dégg xam naa fi nga sa question bi jógee c'est parce que dafa am ñuy wax ne fruit li ci gën a am solo mooy der bi parce que foofu la vitamine yi concentré wu non fruit yi ci biir fruit bi ci boppam am na vitamine yu bëree bari te d'ailleurs xool li parfois aussi moo gën parce que ñu bari bu ñu amee problème mu gaz ak ballonnement ñu xool li seen fruit yi moo gën que ñuy lekk la peau. d'accord parce que peau bi du favoriser transit bi. c'est-à-dire que peau bi baax na mais am na ñoo xam ne bu fekkee ni ñoom dañuy faral di am ay gaz ci seen boutique bu mag bi léegi ci der boobu dafay fermenter mu day gën a mettre digestion ba nga xam ne seen gaz day yokku donc ñi faral di am ay gaz am nañ di conseiller ñoom ñu xool li seen i fruits ak seen légumes ñi ci des mën nañ ko raxas ba mu set ñu lekk ko. D'accord. Et l'alimentation bu ñëwee ba mun a protéger du cancer aussi. Voilà donc fruits ak légumes yooyu foog mu bari ci beneen bi mooy li ñuy wax légumes secs. Légumes secs mooy lépp luy lentilles ñebbe haricot yëpp légumineuses yooyu jàpp nañu ni suñu lekkee fruits ak légumes tous les jours légumes secs yooyu war nañ ko lekk au moins benn yoon ñaari yoon ñu indi yoo xamante ne c'est protecteur beneen bi mooy li ñuy wax xam nga ne dañuy lekk ceeb par exemple mais li doon ceeb loo xamante ne vraiment amuñu habitude bi fii ñoom moo ceeb boo xam ne kenn dindiwul la nga xamante ne ci nekk ñu bàyyi ko ci mooy riz complet justement dina ñor am na nuñ ko war a toggee et cetera mais dañu war a xam nuñ koy toggee suñu culture ñuy lekk bu doon dugub mu doon blé ñuy defar bu doon ceeb pepp yooyu li gën a am solo ci ñoom ñun dañ koy mooy seen kii dugub cox boobu loolu gën a am importance ñun dañ koy dindi sànni ko céréales cox mooy am fibre yi gàncax bi ñu doon wax sànq cox bi aussi dañu gis ne bu baree ci alimentation nit dafay indi dafay protéger donc par exemple pâte ñi lekk pâte alimentaire yi am na ay pâte complète yu ñuy jaay yoo xamante ne dañ ci def cox riz complet bi wax naa ko ak et cetera suñu maam yi dañu daan togg dugub complet yoo xamante ne kenn dindiwul enveloppe bi daan nañ ko togg mais loolu habitude boo xamante ne dañ ko perdre waaw alors am na benn ferñeent bu tudd oméga 3 oméga 3 benn xeetu graisse la oméga 3 c'est protecteur war nañu ci suñu semaine yu doy ñu jën bu duuf ñu lekk ci au moins ñaari yoon jën bu gras alors jën bu gras am na ci boo mën nañ ci jot mooy c'est un poisson gras lu bari oméga 3 mais am na ci kii mooy dem ñu koy wax gis ay poisson gras la war nañ ko lekk au moins ñaari yoon ci semaine bi d'accord am na nga xam ne daf ñuy protéger oméga 3 aussi dañu jàpp ni am na ci aussi am na aussi ci li ñuy wax leen naamaras dafa bari oméga 3 donc gis nañu nit ki su fekkee ni bés bu nekk du jël na ñëpp benn poignée wu lu mel ni naamaras wala lu mel ni amande lu mel ni ay noix loolu tam loo xamante ne la c'est protecteur dañ koy retrouver ci noix yi aussi dañ koy retrouver ci noix yi également alors oméga 9 beneen xeetu kii la gras boo xam ne aussi gis nañu c'est protecteur loolu ñu ngi koy amee par exemple ci huile d'olive wala ay huile d'olive nga xam ne comme yëpp dëwlin yëpp la dafa niin mais huile d'olive boobu dafay c'est
c'est protecteur parce que dafa am oméga 9 donc loo xam ne lu gën la bu ñu ko mënee introduire ci ni ñuy toggee ci bu ñuy togg suñu ñam yi. tout à fait tout à fait. waaw alors bi tradition pour dem ci affaire dëwlin parce que wax nañu suñu opposition ci dëwlin ñaata dëwlin lañ war a yow diwlin naka lañ ko war a toggee parce que bàyyi ban quantité ak naka lañ ko war a toggee aussi quantité bi déjà dëwlin premièrement koo xamante ne war a dëwlin liñ ciy lekk lu ñu soxla la néew liñ ci soxla bi mooy pour wàññi dëwlin boobu dañu wàññi ñu war a wàññi man li may tegtal mooy warul dépasser benn yoon fiiriir warul dépasser benn yoon ci semaine bi yaa xam da nga fiiriir sa jën wala sa ginaar wala sa yàpp wala sa wala ay pomme de terre wala ay neem wala ay fataaya wala pastel yooyu yëpp xeetu fiiriir la te nit ki waru koo lekk lu ëpp benn yoon ci semaine bi pour wàññi dëwlin. À la place mais ñu ut yeneen façon cuisson par exemple nit ki mën na muusal mën na lakk mën na togg ci four bi mën na togg en sauce yooyu yëpp ay xeetu togg la boo xam ne li ñuy def ci dëwlin du bari. et puis lakk bi aussi c'est important parce que xam nga boo ko muusalee souvent du constituer danger mais lakk bi dafay dem am ñoo xam ne dañ koy carboniser bàyyi aliment bi bu mu ñuul aussi loolu bari na luñ koy incriminer ci feebar yu bari ak cancer du coup c'est-à-dire que non seulement kenn warul lakk jën bi ba xam ne ñuy gis lakkin bi carbone bi ci kaw jën wala yàpp wala leneen mais en plus même bu ñuy togg nañ moytu ni li safara si nekk en contact ak ñam bi parce que bu safara si nekkee en contact ak ñam bi ci la kii élément cancérigène yooyu di ci déposé en fait kuy togg xam nga dañ koy gis ci dibiteri yi da ngay gis dibiteri bi ñuy jël graisse di cay safara si pour que safara bi jóg ba noppi laal yàpp bi loolu baaxul donc normalement tàngaayu xal yi moo war a togg ñam bi. alors léegi beneen bi donc bu ñu wàññee fiiriir nañu aussi wàññi dëwlin bi ñuy toggee. dëwlin kenn waru ko ràññee ci togg. c'est-à-dire que nit ki warul toog jànnoog dëwlin bi. bu tëmbee wala même bu tëmbee tuuti rek ça veut dire que togg boobu ñam boobu bari nga wala muy lekk gis diwlin bi à la surface aussi. voilà à surface wala ci suufu bool bi. bu ñu ràññee dëwlin bi rek c'est que dëwlin bi ëpp na. d'accord alors pour bu ñu ma ko mën a faram-fàccee mooy nit ki suy toggal fukki nit par exemple mu leen di toggal sauce fukki nit yooyu dëwlin bi doy ci ñoom moins de genn wàllu walaat la. maanaam genn wala sax ëpp na ci fukki nit. voilà donc loolu ku ko dégg moo tax xam ne jàpp ni ñun li ñuy lekk ci dëwlin Sénégal bari na ëpp na te ci li ñuy indil xeetu feebar comme cancer bi ñuy waxtaanee tey ci la. tout à fait comme abordé nañ diwlin aussi baax na ñu wax affaire xorom parce que ñu ci bëri aussi non seulement dañuy def xorom mais dañuy indi yeneen yoo xam ne dañ ko ciy yokk pour ne dafay neexal cin bi alors que épices yi ñu ngi fi docteur. bien sûr c'est-à-dire que ñun xorom xam nga ñun normalement xorom juróom-benni gramme ba juróom-ñetti gramme xorom la ñu war a lekk ngir aar suñu bopp ci yu bëri mais xëy na Sénégal ñu ngi toll ci lu ëpp ñaar fukki gramme xorom par jour lu nit ki di lekk moo tax hypertension du fi jóg et xorom bu bëri d'ailleurs sax gis nañu pas cancer du sein mais am na yenn cancer yoo xam ne dafay yokk seen le risque alors xorom bi nuñ koy wàññee d'abord nañu bàyyi saf-safal ak bouillon cube parce que benn bouillon cube boo jël am na à peu près juróom-ñaari gramme xorom donc ku ko lekk ça veut dire que ni li nga waroon lekk ci xorom ci bés bi yëpp lekk nga ko ci benn bouillon cube boobu. tout à fait sans compter xorom bi nga defoon déjà. exactement sans compter xorom bi nga defoon xëy na géej def nga ko ci togg bi. géej dafa am xorom xëy na def nga moutarde loolu dafa am xorom xëy na da nga def sauce de soja. loolu tam dafa am xorom. donc loolu yëpp mooy indi xorom ak benn disons 15 morceaux de sucre. voilà plus li mu defoon ci caféem. li mu war a consommer dans la journée d'ailleurs. li mu war a consommer dans la journée warul passer juróomi bekk suukar. d'accord donc mu jël caféem def juróom bekk déjà te loolu c'est très courant après mu jël kaasu jus am naan muy ñaar fukki bekk après kooku añ jot mu añ ba pare naan naari kaasu ataaya muy 8 morceaux qui viennent s'ajouter à ça après xëy na ci après midi bi mu naanaat ataaya lekk fi ay beignet yooyu yëpp suukar la surtout avec l'avènement café yu nga xam ne dañ koy jaay un peu partout thé yu ñuy jaay un peu partout nit yi dañuy jënd à longueur de journée voilà duñu bàyyi xel ne lii yëpp suukar lu ñuy lekk la
après nag nit kooku sama exemple boobu may joxe xëy na bu reeree ba pare jëlaat benn jus yom naan wala mu jëlaat ataaya naan su ko defee très souvent am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci fanweeri bekki suukar par jour mais boo leen laajoon yow lan ngay lekk ci suukar dañ leen ne ah non man bëgguma suukar wala du ma ko utiliser lu bari fekk mi ngi ci li ñuy lekk yëpp mi ngi ci tout à fait donc mooy ñi nga xam ne souvent dañuy am poids buñ la mënta expliquer exactement duñu comprendre lu tax ñoom ñuy grossir di dem wala lu tax ñu am yenn problème de santé yi fekk ci li ñuy lekk dafa nëbbatu ci li ñuy lekk tout à fait donc yi nga wax yëpp c'est préventif pour le cancer du sein mais une fois aussi ñu diagnostiqué une dame que dafa am cancer du sein aussi moom naka la war a lekkee après waaw kañ donc loolu déjà lekk équilibré li ma décrit nii yëpp ça s'applique à koo xamante ne dañ ko diagnostiqué waaye ci koo xam ne dafa am diagnostic ba ñu koy traité nga xam ni koy defal chimiothérapie wala yeneen xeetu thérapie souvent yooyu dina affecté seen appétit dina affecté seen poids ñuy nekk di maigrir wala yooyu loolu alors selon les cas dañuy ajuster alimentation boobu ba nga xamante ne xëy na nit ki su amatul appétit am yenn yu ñu ko mën a toggal wala yenn ay compléments alimentaires yi ñu ko mën a jox pour que mu mën a bañ a maigrir torop parce que bu ñuy traité nit ki su lekkul traitement bi du jàpp ni mu war a jàppee traite lekk bu baax foofu lay lépp tàmbalee pour que traitement bi efficace sinon dafay faible te yaram bi pour mu mën a xeex feebar il faut que moom ñu jox ko ay ferñeent yi mu soxla alors li ma doon wax sànq mooy nii koo xam ne dañ ko diagnostiqué gis nañu lekk comme ni ma ko décrire nii dafay yokk les chances de survie donc bu fekkoon ne kooku mi ngi doon xëy na bi ñu ko diagnostiqué ñu naan kii daal xëy na ñaari weer du ko am bu lekk sellalee li muy lekk mën na ay ati at ñu dolli ko ci donc lu am solo la tout à fait docteur fooy jeexale alors fi may jeexalee mooy rek nii gis nañu tey nii non seulement alimentation dafa bu sell alimentation équilibrée dafa am solo pour ñëpp dafa am solo pour ñëpp te nee nañu aar sa bopp moo gën di faj sa bopp mieux vaut prévenir que guérir donc balaa ñuy egsi ci benn feebar déjà nañu sellal léegi te na commencé sax ci xale yi parce que